mbokk yi jàngeen jëf dal leen jàmm gannaaw fa ci xibaar yi prison bu Rebeuss ñaar ñàkk nañ fa seeni bakkan ca chambre 11 ci ab communiqué administration pénitentiaire ne ñaar ñoo mën a am ñu waral yooyu boobule jëy buuxante bu metti wala courant bu maas jóge ci ab ventilateur tey ci suba tension amoon na hôpital Grand Yoff syndicaliste foofe nag bëggoon amal seen assemblée générale dañ leen fa dàq ne directeur bi moo fa indi ay ponkal jële leen fa fukk ak ñett ci ñoom nag ci boobule l'hôpital dañu leen fa dàq nee nañu ko pare hôpital ba ñu ngi ko fay caxate bu doy waar sax liggéeykatu PCC yi wane seen naqar ñi leen fay liggéeyloo ay weer tey fay ñu leen seen i koppar kuréel gi nag ci njàppale France Dégage wax fa yeneen yoo xam ne yu doy waar la yi am ci boobule kër centre d'appel ba nag boobee bu boobee liggéeykat yi nag ne dañu fas yéene jàmbarloo ak moom ngir ñu fay respecté liggéeykat yi ba tey ci ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat yaram ak Amadou Sabar Ba toon yow tool Mamadou Amar Ndione ci ñaxaltalu xibaar yi incha allah yéene kay Modou Mohamed Ndiaye asalaamaaleykum. maison d'arrêt ak correction bu Rebeuss ñaar ñoo fa ñàkk seeni bakkan mu ngi am altine bi weesu ca chambre 11 la amee ci ab communiqué nag administration pénitentiaire ne ñaar ñoo ko mën a waral buuxante bu metti wala nag courant mas leen jóge ci ab ventilateur ab l'enquête nag jon ko sax ubbi ngir xam fu dëgg fete ci mbir moomee leeral yeeku Massandiane Faye li mu ñuy faatu ci kaso yi yokku bi la yoon jiyee ji xewee ca prison bu Rebeuss ca chambre 11 bu ñu sukkandikoo ci kilifay boobu lépp kaso mbir mi ab buuxante wala sax courant gu lakke moom la ñooñee ñu tëjoon ci néeg boobee dund gannaaw ay fett yu jóge ci ab ventilateur bu nekkoon ci néeg boobee bu ñu sukkandikoo ba tey ci kilifay kaso Rebeuss ab autopsie jëm ci ñaari néew yooyee dinañ ko amal ci àllarba gi gannaaw bu ñu ubbee ab l'enquête ngir xool lan moo waral boobu lépp jëya ci altine gi ci ngoon ba tey ci bataaxalub administration pénitentiaire bi mbir mi ba mu amee ca chambre 11 boobee dafa tax ñëpp tiit jaxasoo di daw ci lañ njort ne ci la ñaar ñooñee ñàkk seen bakkan donte sax surveillant yi fa ne woon ñëwoon nañ wàllu si leen ci lañ fekk ñaari niw yi ci suuf yënguwuñu bañ leen yóbboo ci infirmerie boobu fekk na ñu ñàkk seen bakkan ñaari nit yooyee ñàkk seen bakkan te seen tur kenn waxu ko yóbbu nañ leen ca morgue bu l'hôpital Aristide Le Dantec ngir ñu amal ab autopsie mën a indi leeral ci li leen faat donte sax yooyu lépp bakkan yu faatu li ñu njoxtu ne moo ko waral mooy ab lakk wala buuxante. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñi ngi ko doon wax ci bopp xibaar yi liggéeykatu hôpital général bu Grand Yoff ñoom ñu ngay naqarlu ni ñu yore boobule kër nee nañu dara baaxu ci ba ci caxat-caxatee koppar bi foofee ñu sax jokkat baarami tuuma liggéeykatu wala responsable boobule l'hôpital di jël ay nervi maanaam ay ponkal ngir texe leen ñu amal fa seen i waxtaan lu ci mel ne ay sitik ak yeneen CNTS FC nag fekkee woon tey AG ba rafetlewul doxalinu boobu la l'hôpital Salimata. dañuy wax ni carrément ñu jox ay ordre quoi ñun franchement ay ordre la ñu presse bu tey jii ci suba dugg hôpital général bu Grand Yoff jafe na loolu rawatina nag ci taskatu xibaar yi nga xamante ni dañ leen wax ni seen tànk du dugg ngir mën a tataan ay xibaar ci lu jëm ci assemblée générale bu liggéeykatu l'hôpital boobule mu nekk loo xamante ni kii di Cheikh Diop secrétaire général bu CNTS FC ñaawlu na ko. bi mooy ñaareel bi yoon ñu ñëw fi pour loolu. léegi la ñu dégg ne dañ doon réunion ñu dàq leen ci salle bi. recruter ay nervi envoyé fi police ma ne loolu nag ci réewu Sénégal jaaduwul loolu ci établissement public jaaduwul loolu dafa tekki ne il faut que ñu jóg ci CNTS force du changement mënul accepter loolu. bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Seck di ñu xamal ni direction hôpital ba dafa jël ay nervi teg ca buntu ba ngir assemblée générale boobule bañ a am. dàq ay nit ba pare ne kenn du fi wax dem recruter ay nervi ay bandi yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge ñu yor ay paaka ñu xëy tey si suba ñu nuy attaque ba tey jii moo tax ñu ne journaliste yi fa dugg pourquoi ñoom bëgguñu ñu waxante ak nit ñi parce que li ñuy nëbb ñoom ñoo jubaliwul. liggéeykat yooyee mujjee taxaw sa buntu l'hôpital ba jàkkaarloog taskatu xibaar yi di ñaawlu nee nañu koppar gi nga xamante ni moom la direction bi di caxatee. xaalis bi ñuy wax santé fan la dugg li xew ci hôpital Bignona xew ko Ziguinchor moo xew fii Sotewo parce que tey jii suñu hôpital am na budget 9 milliards mais budget 9 milliards yooyu bu fekkee dañuy def répartition budgétaire ay groupuscule ñooy toog di séddale nan lañ koy defee mais yemuñu ci dàq ñooñu kese ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci ñun ñu def keroog ay sitting ñu jox ay demande d'explication daggal leen lay ay 60 000. Cheikh Seck ak ñamu àndal ni duñu bàyyi ndax dinañ def seen kéem kàttan wéyal xeex ba nit ñuy jëfandikoo koppari askan wa ñu teg ko ci yoon ba ñu xam fan lañ koy dugal. ñeneen ñu wone seen i naqar di ñi liggéey foofu ca PCC yi di ab centre d'appel
liggéeykat yi foofu nag ñoom dañoo mer ba futtu ndax nee nañu ay weer tey kenn fay leen seen i koppar kuréel gi nag ci njàppalep ñi di mouvement France dégage nee nañu am na sax yu doy waar yoom ci boobulee kër yoo xam ne ñoom dañoo fas yéene jàmbarloo ak moom tey la ñu bëggoon amal seen i waxtaan foofee ñu def ab sitting Nafissatou Silla ay weer yuñ leen fayu la dàkk leen te teguñu ko ci yoon ak ñàkk respecté lu ñu diggeek état bi bokk ci ay poñ yu collectif des travailleurs bu PCCI di ñaawlu Youssoufa Ndaw mooy seen coordonnateur. boobaak léegi nag mët na fukki weer ak juróom-ñett ñu ngi lewaatoo di xeex ak ñoom yoreel nu ne duñu wax kañ la ñuy fay boole ci yabaate gars yi dañu xëy licencier nu sans droit man def naa foofu 16 ans PCCI am na lu ëpp 1800 employés service médical amatul docteur ba dàq nañ ko parce que docteur ba sama xarit la. ngir tàggoo ko jafe-jafe yooyu yëpp ay pexe nag jot nañ cee judd ngir daal di am ndam ci kaw centre d'appel bi ak itamit opérateur bi di Orange waaye mu mel ni mujjul fenn. jël nañu avocat dem nañu ci yoon daan leen daanaat leen ñu defaat recours ñu daanati leen am na beneen recours bu ñu defaat lan moo ñu jaaxal ñun ñu dem inspection liggéey bi yéex lool tey suñu xel ñu wëlbateeku jël cabinet juge bi jox droit suñu patron yi bañ a fay Sonatel moo ñuy tere jot li ñu war a jot parce que espèce complice la suñu avocat topp Sonatel juge bi daaneel Sonatel ne ko gannaaw da nga fóot parce que loolu la ñu bind ci document bi ñu ne ko léegi yow yaay fay 404 millions à la place de PCCI boobaak léegi Sonatel la ngi wéqu di dugalay ngeleju di dugalay galgal di roof di rocci ne du fay. collectif fu liggéeykat yu PCCI ci ndimbalu Frappe France dégage fas yéene manifester seen mer ci buntu siège Sonatel Guy Marius Sagna. le 26 août ci lañ déposé lettre d'information ci table préfet xamal ko ne ajjuma à partir de 9h dinañ dem buntu Sonatel ñaanuñu autorisation dañoo yëgal président Macky Sall yëgal ministre du travail yëgal ministre de l'intérieur yëgal préfet de Dakar ne ko dinañ ànd ak suñuy mbokk waa PCCI. ci ndaje bi ak taskatu xibaar yi nag collectif des travailleurs bu PCCI ñaawlu nañu itam tekkaaral bu ministre de l'emploi ak itamit nguuru Sénégal. fanweeri simili ak juróom-ñaar ñoo la ci ñeenti waxtu. RFM rajo askan wi. xibaar yi mujj ñeel l'enquête bu procureur de la République ñeel ay contrat yoo xam nañ ko joxoon ñi di waa Petrotim njiitu parquet ba nag léegi jël na beneen yoon muy poursuite contre X lu ci mel ni ay nit booloo ngir def yenn ba ci ay mboxum ak yeneen Aliou Sall nag daanaka kenn visé wu ko ci leeral yeekana Rocha. alarba ji le procureur di jébbal dossier Petrotim bi juge d'instruction bi dossier boobee mu ngi ëmb enquête division des investigations criminelles ak i pièces jointes waaye itam rapport 2016 bu office national de la lutte contre la fraude et la corruption OFNAC ci anam yi nga xamante ne moom la ñuy joxe contrat pétrolier yi fii ci Sénégal procureur nag dafa sàkku juge bi def benn poursuite contre X maanaam tudd ci kenn charge yi mu jàpp moo di association de malfaiteurs détournement de deniers publics escroquerie jëm ci wàllu deniers publics bi luubal guerre fraude fiscale waaye itam blanchiment de capitaux seede yi nga xamante ne ñoom la ñu déglu ca dikk andi ñu firndeel yu leer yoo xamante ne mën nañ teg ay tuuma la ci kaw Aliou Sall loolee waral poursuite contre X bi fàttali ne lu tolloog ñaar fukk ak juróom-benn nit la ñu daal di déglu gannaaw appel à témoin bi nga xamante ne procureur daal di na ko lancé gannaaw reportage yu BBC def ji ci wone ab scandale boo xamante ne mu ngi tolloog ci lu jege juróom-benn junni milliards ci suñu koppar. ana Roche des bata ci mbir moomee procureur nag moom saisir na juge d'instruction ba ngir ñu ubbee na ni xibaar waaye nag ci bile jamono fu ñu yem ci l'enquête bi dafa wax na daal moo xam Aliou Sall wala keneen mënuñoo teggi kenn ci bile procédure buñ sukkandikoo ci ñi seen xel màcc jëm ci wàllu yoon Pape Bes Diba. ginnaaw déglu témoins yi ñu ubbi beneen procédure bu bees di information judiciaire loolu di gëneen tur ci enquête préliminaire yi police wala gendarmerie faral di def information judiciaire mooy yoon gi juge bi ñu saisir di jël def ay enquête am wala investigation wam pour mën a feeñal dëgg gi moom nag day seet ngir seetal wala mu tuumal si lay def après ordonnance de renvoi kayit gu mu jëbal tribunal bi ngir wane ne am na lu tax ñu war a mën a def atte li mu am nag su jarul ñu dem ci tribunal bi day def non-lieu jeexal mbir mi fi mbir yi toll si procédure bi dëgg la ala xam la ñu visé joxoñuñ kenn waaye nag kenn itam génnul ci ala xam googu d'après explication wu nag benn juriste nee na Aliou Sall ak Franck Timis fi mbir yi toll kenn
déchargé gu leen suñu demee ba jeexal procédure bi rek lañ mën a xam ndax jar na ñu dem ci kanam tribunal bi ginnaaw élément yu ñu am. Instruction bi ñu ubbi nag mën na tax ñu envoyé ay commission rogatoire ci bitim réew su fekkee ne ginnaaw bu ñu defee enquête yépp am na ay éléments yu war a mën a tax ñu chargé Aliou Sall mën nañ ko boole nag ak plainte bi nga xam ne ñoom waa Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo dajaloo ci CRD defoon na waaye gis-gis googu am na benn avocat bu ko dàq moom lu mu expliqué mooy infraction yeeg délit yi nga xam ne moo nekk ci ñaar yi bokkul ndax ñoom Abdoul Mbaye seen plainte dañu nommé tudd Aliou Sall ci biir procédure bi nga xam ne moom la procureur nag ubbi woon visé wul woon kenn. Forum civil àdduna ci kii di Seynabou Ndiaye Diakhaté mi ñu tabal ci boppu OFNAC di kuréel bu taxaw ngir xeex lépp luy mbuxum office national de lutte contre la fraude et la corruption ñoom nag li ñu bëgg moo ñu soppiwaat boobule kuréel waaye nag ñu fexe ba ñu xam rapport yi ñu fa doon amal lan la wundu ki jiite forum civil di Birahim Seck ci téléphone beeg El Hadj Ndiogou Diène. premier mandat bi nga xam ne madame Seynabou Ndiaye Diakhaté def na ko li ñu ci mën a wax rek mooy yëngu-yëngu bi bariwul woon maanaam li ñu doon xaar ci wàllu réforme li ñu doon xaar ci wàllu xeex corruption li ñu doon xaar ci wàllu transparence redevabilité amul woon li ñu doon taxaw di xaar moo ëppoon doole doon influencer pour que mu am ay réformes yoo xam ne dinañ mën a aar sunu alal dinañ mën a également prévenir corruption ci fii ci Sénégal waaye depuis ay bés ci ginnaaw gis nañ ne kat madame Seynabou Ndiaye Diakhaté mi ngi yëngu mi ngi def ay ndaje mi ngi communiquer ci wàllu bi nga xam ne mooy wàllam bokk na suñuy attentes yu gën a fort yu gën a am doole ci forum civil mooy fexe ba liggéey ba am benn loi sur la déclaration de patrimoine boo xam ne dafay méngoog bëgg-bëgg convention des Nations Unies day méngoog bëgg-bëgg également convention Union africaine sur la prévention de la corruption donc tax na ñoom seen bopp taxawal nañ benn kuréel boo xam ne pour réfléchir ci texte yooyu loolu dañ koy rafetlu bokk na ci également li nga xam ne dañ koy xaar mooy OFNAC taxawaay boo xam ne tey jii projet de loi bi nga xam ne mi ngi nelaw ci tiroiru gouvernement bi ci wàllu accès à l'information am OFNAC am ci taxawaay boo xam ne dina tax ba loi boobu ñu génne ko ñu mën ko adopté bokk na ci également publication rapport OFNAC yi parce que ça fait des années OFNAC également dañ koy wax di ko waxaat dafay tardé ci wàllu publication ay rapport d'investigation ak ay rapport d'enquête am te loolu dafa nekk loo xam ne dafay jëmmal wàllu transparence dafay jëmmal li ñuy wax redevabilité dafay jëmmal li ñuy wax également bonne gouvernance ki jiite ARM di agence régulation des marchés nag àdduna gannaaw ba ñi di béykatu soble yi nag waxee na démissionné maanaam mu tekki ndombal tànkam ci fa ñu ko teg di nag ay kàddu yoo xam ne mu ngi jëm ci DG de l'importation maanaam ñu dakkal jële soble si biti réew niki nag démb ba tey ñu ngi ciy wax Amadou Abdoul Sy nag leeral ne agence am boobee moom dafa taxaw rek ngir fexe ba jële fi njëg yu cher yi nga xam ne askan wi mu ngi koy dund te sax liggéey bi da koy wéyal ñu déglu ko moom mii di Amadou Abdoul Sy jiite ARM ak El Hadj Ndiogou Diène. depuis Tabaski dañu sentir que prix bi chaque jour day gën a yokk prix bi di yokk te produit bu quantité bu ñu am di wàññeeku ñu def tout nañu waxtaan ak ñoom convoqué réunion bi ba ñoom rek ñoo doon défendre ñu bañ commerçant yi wone ko ñoom dañuy jaay 425 ñu génn salle bi dem ci rajo yi commencé def ay déclaration ñun ñu toog ba réunion bi pare ñu décidé que dañuy ubbi marché bi à partir du 27 ñu def seen déclaration wax nañu ko am nañu 8000 tonnes marché Gueule Tapée 8000 tonnes bu nekk 40 sacs ñetti téeméeri junni sac xajul ci marché Gueule Tapée ci réew mi yëpp dañuy jot ay prix amul prix bu détail bu nga xam ne yëggul téeméer te produit bu ñu mënul denc lu yàgg la. léegi looy tontu ci li ñoom béykatu soble yooyu yu pot yooyu di sàkku nga démissionné. man dama teg sama liggéey ci xam-xam bu ma am ak terrain bi nu ma mel fii nag dañu ma teg fii ku ma teg fii nag su ma dindee fii man damay jël sama bagage dem parce que fonctionnaire la mais du ñoom ñooy tax ma démissionné pour seen intérêt parce que man intérêt réew mi moo ma gënal ñoom seen intérêt personnel bu ñuy défendre.
xibaar yi tàggat yaram dañu dalal Amadou Sabar Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou. dañ koy tàmbale gaynde yu Sénégal jeexal nañu ni ki démb seen préparation foofu ca Chine ak victoire nag ci kaw ñi di waa Jordanie. juróom-ñetti match lañu amal yoo xam ne am nañ ci ñetti défaite ak yi nga xam ñetti ndam ak juróomi défaite ci match préparation yooyu nga xam ne gaynde yi amal nañu ko ñoom gaynde yooyu sax dinañu laale ak waa Australie ak équipe bi di équipe bu Canada. comité d'organisation bi mi ngi ci wàccaayu feetu football bi ki ko xamle mooy président bi nekk tamit njiitu ligue régionale bu football bu Kaolack ñu déglu Thierno Koso Diané. ñu ngi si liggéey parce qu'on savait que on allait faire la finale si en plus dañ ci yokk finale U20 yi yoroon am Fatick ñu ne ko Kaolack couplé ko je pense que dafay jox affaire bi beneen dimension am nañ yaakaar ni bon cet après-midi la fête sera belle parce que Kaolack waaye quand même dañ mën bés tey du am exception à la règle parce que les affiches qui sont proposées pour les U17 Thiès Kaolack et pour les U20 Thiès Ziguinchor c'est des affiches de rêve et yaakaar naa ce soir tey ils sauront répondre présents et aux attentes du public qui sera là nombreux. Sànq maa ngi wax ak président Augustin je pense que ñu ngi préparé pour ñëw jiite délégation fédération bi événement bu am solo la boo xam ne nii ñun Kaolack waa yi ñu koy préparé avec beaucoup de sérieux beaucoup de rigueur pour que bu ñu ñëwee en plus du football il y aura de l'animation culturelle, les écoles de football vont défiler, je pense qu'il y aura un beau spectacle. Tout ça devant nos autorités locales. Pour une fête très populaire. Toutes les ASC navétanes de Kaolack sont mobilisées, les écoles de football, les supporters, parce que le tournoi a commencé, tous les matchs qu'on a joués, le stade était plein. À la fin, il n'y aura pas de perdant. C'est le football du Sénégal qui va gagner. Parce que l'objectif du tournoi, quand même, il faut y rappeler que c'est de faire la promotion du football des jeunes, de faire en même temps la détection pour préparer la relève. Des ba tey ci football phase nationale petite catégorie maanaam tout tànk yi tey ci ngoon lay jeex. final yi dinañ ko amal ci stade Lamine Gueye ca Kaolack match bu njëkk bi door na ca 16h mi ngi dox ci diggante Kaolack ak Thiès ñaareelu match bi ci ñi nga xam ne amaguñu ñaar fukki at waa Thiès fas yéene laale ak waa Ziguinchor ci bu 18h jotee maanaam 6h. ba tey ci wàllu xibaar football ñu wutali France tey nag ñuy woyal ñetteelu journée ba Ligue 1. Lille di daje ak Saint-Étienne ci juróomi waxtu bu jotee Nice fas yéene laale ak Olympique de Marseille mi nga xam ne sax benn poñ rek la amagum ginnaaw bi championnat bi commencé nekk ci fukk ak juróom-ñaareelu place bi moom moo fas yéene laale ak Nice mi nga xam ne mi ngi ci ñaareelu place bi am tamit lu tolloog juróom-benn poñ di fàttali ne rek équipe bu Nice boobu yàggul dara lañu ko jënd ci lu tolloog $100 million ki def lu ni mel di benn doomu Angleterre. ndaw koppar yu bëri. ñu wutali Europe ba tey la ñu tam woyal barrage jëm ci Ligue des Champions. club Brugge bi nga xam ne sénégalais yi di Crépin Diatta Amadou Sagna ak Ousseynou Cavin Diagne ñoom ñoo fas yéene dajeek autrichien yi nga xam ne ñooy waa Linz ca ale ba nag di fàttali ni club belge bi moo daanoon benn bal ci dara démb nag Pape Abdou Cissé nekk ca Olympiakos ñoom qualifié nañu ginnaaw bi ñu dóoree ñaari bal ci benn équipe bi nga xam ne mooy FC Krasnodar. Seydou Nourou. jaajëf Amadou Sabar Ba. RFM. yoonu tool dañ ci ànd ak Mamadou Amar Ndione. dal leen ak jàmm. nawet bi ak activité nappkat yi problème la ci ñi nga xamante ne ci géej gi la ñuy yëngu ndax ñoom saa su ne dañuy nekk congé par force ndax jafe-jafe yi ci wàllu climat bi ca Langue de Barbarie foofu nag fi mu toll nii mbir yi compliqué ne ndax nappkat yi amuñu ci lenn lu ñuy jàpp lu dul géej gi reportage ca Ndar ak Mouhamed Nabi Sila. nappkat yu Guet Ndar yi lee aadawoo ci jamonoy nawet ak seeni mbaal Amadou Faye xamle ni yàgg na booba ak léegi noonu mel la ñuy doxalee. ba nu dalee napp ba sunu maam yi ba léegi napp nii la ma tëddee. day koy jënd dafa wàññeeku waaye daaw loolu méttee nii comme ni muy méttee nii bu jëkk nawet naan bu nawet ma sa am na mag ñu daan def ay façon napp yoo xam ni daana tax ñuy am ndawal ak yooyu mais si jamono bi nekk léegi jën dafa wàññeeku baax si axe nord bi nga xam ne daanaka bu fekkee nawet jot na rek bu fekkee mois de juillet jot na rek napp gi day sooxe bu baax a baax day nekk maanaam genre repos lay doon parce que fa jën yi di nekk maanaam duñu tukki pour def reproduction ñu leen di xaaraat pour ñu reproduire pour bu ñu ñëwaatee saison boo xam ne jot na ñu mën ko napp. Amadou Ali Diallo di président comité local de pêche artisanale bi firndeel ko gis ni jamonoy nawet dafa metti lool ci ñoom. nawet dafay nekk jamono ju metti ci nappkat yi nga xamante ni bi ñoom ñoo féete ci zone nord bi booru gopp bi ndaxte nawet moom xam nga yi mu làmbool dafa bare mais saison la boo xamante ni ñetti weer la
juillet août ak septembre léegi nag chaque fois bu ñëwee dafay metti ci mool yi day metti trop parce que mool yi dootuñu mën a dem géej te aussi amuñu beneen île boo xamante ni bi mën nañ ko def. moom sax mu ci yokk ni amatul beneen liggéey goo xam ni nappkatub Gendar Yile ak Langue de Barbarie war nañ ko mën a def ndax amuñu suuf bu ñu bay wala boog bërëb bu ñu mën a defee ay sàmm ak lu ni mel. par exemple bu fekkoonte ni bii lañu doon bay ñu ni mool yi kat géej gi naqari na ñoo ngay bay dex gi sax amoon na fi mais dex gi moom xam nga ni yàqu na ñëpp xam nañ ni dex gi moom mënatul dundal benn nappkat amuñu aussi tamit ay espace yoo xam mën nañ fa yar lu demee nag ay jën wala ay ganaar wala ay xar yooyu yëpp ñun benn activité la ñu am muy pêche bu nga xamante ni juillet xas na ba teru Ndar moom dafay métti liggéey bi day métti ci nappkat yi leen rek la ñuy def toog xaar yàlla quoi. yenn ci mareyeur yu newoon ci dëkk bi wutali géej yu ci mel na Sowal ak Casamance li ko waral ñàkkum jën ci bërëb bile waaye itam mën a liggéey ci jamono joo xam ni daanaka napp amul Ndar. am na si sama ñu mareyeur yoo xam ne fii nekk nii bu ne heure bi de daan dem Joal maa si wàllu sud bi di indi jën fii pour ravitailler marché local bi mais taxul ba tey jën bare jën ni moo mel noor du ko mel nawet fépp la jën di wàññeeku. jamonoy nawet bi lee tàng bi du neex lool ngir dem nappi waaye itam mu tombe ak jamono joo xam ni licence de pêche yu Mauritanie dafa am nekkandiku bu leen mën a topp ba ci ñetti weer. ca Ndar nappkat yi dañoo taxawandi waaye ca Mbuur leneen lañ fa gis Mbuur di foo xamante ne napp gi am na fa solo lool ci Petite Côte bi ñoom nappkat yi di dem géej donte sax climat bi dafa am ay jafe-jafe yëngu-yëngu yeeg lépp ñu ciy bàyyi xel jël matukaay yépp laata ñuy dem géej loolu nag ndax napp gi rek la ñu am ngir dund Abdourahmane Diallo. 19h ci tefesu Mbuur nit ñaa ngi fees dell ci bërëb bi ñenn ci ay nappkat ñu ngi doore teer vague yi di yëngal gaal yi nga xam ne dañ ko tàkk Amadou Camara benn nappkat la moom it day doore yegg si. ñun géej lañ yaakaar te booy xool jege nañ si tabaski poos yi dañu vide kon nag bon benn pêcheur yorul xaalis boo xamante ne nag surtout nag les pêcheurs ñi nga xamante ne pratiquement wax ñu ne borom matériel yi wala ainsi de suite ak yooyu quoi parce que wóor na la man tey su ma demul géej sama njaboot du kii kon nag donc ak risque bu si mënte am rek man dinaa fexe ba dem géej pour mën a satisfaire sama njaboot loolu moom moo koy waral quoi. Mangone Diop moom nag day waajal dem géej asamaan saa ngi lëndëm teewul nappkat bi di ñu xam le ni jël na matuwaay yëpp ngir mën a def liggéeyam ci ni mu waree. dañuy yor gilet dañuy yor Zopes parce que loolu mooy jumtuwaay si climat boo xam ne bi neexul Zopes moo lay wan fi ngay jaar gilet sauvetage moom ngay sol climat bi xamoo lu lay dab si géej tempérament mën na la dab si géej gaal gi dëpp parce que géej nawet fi mu ne nii xool asamaan si ni mel lii bu la fekkee si géej muy ngelaw boo mën la dem da ngay sànni sa kaabal si géej nga seet toog xaar ba mu wàcc. dëgg la nag fi mu ne nii napp gi yombul ndax jaww ji ak li ni mel waaye nappkat yi di xam le ni saa ñu waree dem géej dañuy may nopp météo. jërëjëf Abdourahmane Diallo Mohamed Nabi Sila Mouhamadou Lamine Sow ak Malon Sonko ñi jàpp ci xarala gi yéen ñi ñuy déglu tamit ñi leen di gërëm bu baax ci teewlu bi yoonu tool fii lay yem ñu leen di dig daje àllarba bi di ñëw.